salaamaaleykum yéen ñi ñuy suivre à travers le Sportif LG ñu nekk suñu série de visite bi nga xamante ne si ñu ngi koy def ci ASC yi bon ñu ciblé aussi tamit ASC yi nga xamante ne si peut-être temps yi coow li xaw na bari ñoom seen côté keroog dem nañ ci waa Diousso gis ngeen ko ak Zeta tey nag ñu ngi nii ak suñu grand Ousmane Diallo ñu ñëwoon tey seet ko fii si këram di fas yéene waxtaan ak moom bon ci coow li nga xamante ne si. mu ngi ci réserve Brac bi seen diggante ak waa dëkkandoo ak seen ñëwaat ak seen jaar-jaar ren ci nawetaan bi yépp loolu lañ fas yéene waxtaan tey ak moom donc grand ñu lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay di la sant te di la gërëm aussi ci visite bi. donc grand yow parce que dañ lay dégg à chaque fois mun na déggee nga wax dañ naan grand bi ku xam nawetaan la tey bu la doon laaj yow yaay kan ak foo jaar ci nawetaan pour ñi nga xamante ne si dañ lay dégg rek xamuñu la ñu xam la lan nga ñuy wax. waaw donc sama jaar-jaar ci nawetaan de mën naa ni yàgg na yàggul ndax mën naa ni zone A maa ngi ñëw zone A su ma juumul zone A maa ngi fi ñëw année 99 2000 ma ñëwee zone A ma njëkk fa nekk secrétaire général pendant un mandat bi mandat boobu jeexee ma nekk fa président CQRP. après bi mandat boobu jeexee aussi yàlla def ma dem à l'ODCAV non bi mandat CQRP bi jeexee yàlla def ma nekk président zone bi pendant 2 mandats maanaam 10 ans yoo xam ni nekk naa président zone A donc ci zone bi loolu moo ci sama jaar-jaar secrétaire général président CQRP ak ñaari mandat au niveau de la zone comme président donc ma ñëw à l'ODCAV aussi. ma ñëwee à l'ODCAV aussi ma nekk 3e vice-président à l'ODCAV donc ma nekkoon vice-président chargé de la vie des zones yàlla def aussi ma bokk ORCAV donc ma dem ORCAV aussi nekk vice-président à l'ORCAV chargé du marketing donc ci gàttal daal loolu moom mooy sama jaar-jaar ci instance yi mais avant may ñëw aussi dans les instances maa ngi doon yëngatu sama équipe muy Brac. donc ma nekk fa secrétaire général donc le côté administratif vraiment ma yëngu ci bu baax donc voilà ci gàttal daal loolu mooy sama jaar-jaar mine de rien buñ ko doon tënk lu mu dee def naa 15 ans de carrière ci nawetaan wala plus wala dans les instances voilà. ok kon après nga pare nga départir nga génn complètement ci instance yooyu des ci nawetaan bi yow bu fekkee nañ ci génn lan moo waral génn. non génnuma parce que mandat bi laa ñëwaatul dans les instances te li waral ñëwaatuma dans les instances mooy que ni moment bi ñuy def renouvellement dafa fekk ñu suspendre suñu équipe muy jokkoo xam nga bu ñu suspendre équipe bi bu ñuy renouveler donc équipe bi duñ mën a am des représentants dans les instances donc loolu moo tax bokkaatuñu dans les instances mais ñun nawetaan yaakaar naa ni même bu ñu bokkaatul dans les bokkul ci instances yi aussi je pense que ni ñun ñi ngi ci biir nawetaan yi donc ren bi Brac dikkaate vraiment nous sommes venus comme des observateurs donc ñu ngi liggéey ci biir zone bi waaw ñu ngi liggéey ci biir zone bi ñu ngi liggéey aussi au niveau de l'ODCAV mais yoruñu fa benn ndombal tànk mais ñi ngi ci biir instance yi. ok donc léegi sa wàllu bopp bu jàllee ak ni nga waxee nii ku ko dégg lay xam ni kii ku yàgg ci nawetaan la et puis bon on peut dire que vous êtes une voix autorisée boo xamante ni si donc ku xam mbir mi nga buñ la déggee nga wax ko rek waaw suñu xel bon lim ñuy jox loolu ndekete moom moo nekk ñuy ñëw grand ci Brac ñëwaatam na ngeen ko togg lu yàgg wala na ngeen jékki-jékki rek improviser ko ci benn diir bu ndaw wala. voilà donc ma yokk ci aussi ne bi ma nekkee aussi à l'ODCAV donc maa ngi woon ci CQRP départemental pendant 6 ans donc mandat bi jeex. ñu commencé waat beneen mandat ñu def 2 ans. président ou bien membre. non membre au niveau de la CQRP départementale. donc waaw ma bokkoon ko ak ñoom Alé Diaw ay ñoom Salam yi fa nekk nii. mën naa ne équipe bi fa nekk nii man ak ñoom ñoo bokkoon la CQRP. donc bu baax. donc moment bi nga xam ne nag ci lañ suspendre Jokko donc moment boobu laa ñëwaatul donc xam naa bu baax la CQRP xam naa bu baax ni muy doxee. donc les textes là aussi ñu ngi ciy sant yàlla donc am na lu bari daal loo xam ni xam nañ ko dans les textes voilà ma kontaan loolu nag pour ñëw ci sa question bi nga laaj muy nekk nag question bu ma neex muy Brac parce que ñun li may wax ñun lu ñu am ci nawetaan lu ñu am ci sport
dañ koy sant Baraak dañ koy sant Jokkoo lu tax ma wax loolu mooy que ni Baraak moo fa nekkoon ñu dem ba benn instant Jokkoo juddu bi Jokkoo juddoo Jokkoo dafa nekkoon fusion wu ñaari ASC muy Baraak ak Jàppoo donc ñu ànd ci biir fusion boobu depuis 2006 ren bi ñëwee en 2019 donc ci la Baraak door a dellusiwaat li ñu ànd yépp nag ci biir fusion boobu muy Jokkoo yàlla defal nañu ay ndam nag parce que jël nañ ci ñaari départemental jël nañ ci aussi ñaari zonal donc tegale nañ ñaari at yoo xam ni moom ñoo jël zonal jël départemental muy 2010 ak 2011 donc. non pas Watel Stade Albouri bii donc année 2010 ñoo jël zonal ñoo jël départemental. année 2011 aussi ñoo jël zonal ñoo jël départemental. donc Watel instant nawetaan bi ñu def Watel première année bi ñun participé wuñu woon. mais deuxième année bi aussi bi ñu ñëwee dem nañ ba quart de finale. ba quart de finale. donc kon Jokkoo aussi yàlla may nañu fa ay ndam ñu àndoon ak ñoom aussi nag vraiment muy suñuy dëkkandoo yu baax ñu àndoon ak ñoom ba yàlla def ñu dem ba ñaari équipe yépp dellu si waat donc xam nga Baraak aussi dafa nekk équipe bu cosaan. mais ñaari équipe yi dellu si waat bi dafa am ñagas nekk si amoon ci biir wala da ngeen dem ba ànd bi mënatul woon nekk. voilà donc waaw man mënuma ni ñagas am na ci. xam nga ànd la boo xam ni. dañoo demoon ba tollu benn période boo xam ne ñaari équipe yëpp dañoo xawoon a néew doole donc li wàllu dirigeant yi wàññeeku donc mobilisation amatul donc ñu ne mais li ñuy ñoo bokk benn koñ bi. mais lu tax loolu nit ñi dañ ci centre tout woon seen bopp implication bi desoon loolu moo. waaw implication bi moom moo desoon. xam nga nawetaan aussi Baraak dafa demoon ba tollu benn période boo xam ni li ñuy wax nawetaan boo xasee jël lépp lu motivation dootul am. donc ñenn ñu jàpp ne maintenant ay grand lañu ay mag lañu donc talatuñu nawetaan bi nekkatuñ ci donc ñooñu xaw a écarté wu te bu fekkoon ne sax day am par benn yu génn mais dañoo jékki-jékki génération boobu nga taawu woon équipe yëpp ñëpp daal di rocceekoondoo bàyyi ko xale yi donc moo taxoon affaire bi dem ba benn moment mu sooxe donc moo taxoon ñu boole les deux ASC là donc ñu dem ba benn période aussi àndandoo bi bu fekkee dëgg rek a neex yàlla àndandoo bi aussi ñu dem ba mujj waa Baraak rek ngay gis ci biir équipe bi donc bu dee ci wàllu finance bu dee ci lu mu doon waa Baraak ngay gis après nag gars yi toog daal def benn jàngat daal ni comme ñun dañoo àndandoo te àndandoo bi mën nañ ni ñun kese lañ ciy gis est-ce que duñ indiwaat suñu équipe donc bi ñu waxee loolu aussi ñu bari approuvé ko ñu bari nangu loolu. mais grand loolu est-ce que du erreur ci fusion bi. parce que ay équipe dañ jàpp ni bu nee fusion rek. ñaari parti yi ku nekk na ngay fàtte sa bopp. ku gis sa morom na nga koy jàppee par exemple Jokkoo donc bu ñu demee ba ñu ci biir di sentir que ni bon waa côté bii ñoom ñoo ci gën a nekk yow bu fekkee xoole ngeen foofu rek bon dafay xaw a métti et puis day ca muy. pourtant c'est une réalité. c'est une réalité loolu mooy li nekk. dëkk bi yëpp sax ñoom boo doon bi fusion bi amee li ñu wax mooy que ni sa waay lii daal moom turu Baraak a dellu si waat mais Baraak a fi newoon tur bee change parce que ñun lañ ci doon gis. kon nit ñi ñoom ñoo leen doon xaw a jay ngeen déglu leen tamit. non pas jay nit ñi duñu jay parce que ñun lu ñuy def aussi dafa am ci lu ñu koy teg. parce que ba ñuy dem di fusionner équipe yi tàgguñu woon kenn ñun ñoo toogoon ñaari koñ yi ba gis ne danoo war a ànd ñu ànd. parce que moment bi ñuy ànd nag dañoo réussir lu jafe. parce que période boobu Baraak mi ngi dajeeg Jàppoo je pense que ni kooku moom dafa daan nekk ay jamono yu jafe bu ñu demee ba koñ bi gars yi di dóorantee que bu ñuy match vraiment mu nekkoon affaire kéemaane. bu yàlla defee ñu dem ba ñu toog ne war nañoo mën a ànd moment boobu vraiment dafa nekkoon une aubaine mu nekkoon loo xam ni ñaari koñ bu ñu daan fubal gars yi kay ku romb sa morom doo ko nuyu xeex yëkkulooy dem ba jigéen ñi dugg ci. ñu dem ba àndandoo nekk benn di àndandoo di yëkkateendoo di tegandoo vraiment mu nekkoon lu neex loo xam ni man dama daan wax ni même bu fokkee ni Jokkoo gañewul dara man àndandoo bi ñuy ànd nii rek man daf maa neex. koñ bi am jàmm añ bi am jàmm. man loolu laa daan wax ma ni même bu Jokkoo gañewul àndandoo bi ñuy ànd nii vraiment ñëpp nekk benn donc kenn xàmmeetul ku dëkk Njang ak ku dëkk Mbuubeen loolu man daf maa neexoon. donc ñu dem ba benn période xam nga xale yi aussi dañoo màgg xale yi màgg. parce que Baraak bii nii dikkaat nii. donc ay xale ñu man ay ñoo ko porté ay xale yoo xam ne ñun ba ñuy nawetaan ay xale yu tuuti lañu. ñooñu nag yàlla def na ni tey ñoom ñoo tukki. te loolu c'est une satisfaction. waaw satisfaction la. yàlla def na ni xale yooyu tey jii ñoom ñoo màgg. donc yàlla may leen ay teraanga yàlla may leen ay wërsëg ñoom it ñu bëgg seen koñ ñoom Baraak la ñu xam donc comme ni ma ko waxee Baraak pour cosaan la équipe bu cosaan la jàpp nañ ni warta nekk équipe buy disparaître même bi ñuy fusionné équipe bi même ñu dëkkul Njak dañ ñu ko reproché ni ñu non Baraak nekkul équipe buy dee parce que équipe bu dem ba jël phase nationale waroo dee
donc moo tax aussi ñun on a sauté sur l'occasion bi ñu demee ba xam ne xale yi bëgg nañoo indiwaat équipe bi donc vraiment au début ñun ñi nga xam ne ñooy mag ñi te ŋànkoon ko au début ñun ñëpp réticents woon dañoo réticents, nous étions très réticents par rapport à ça parce que dañ ni woon ñun cohésion sociale bi am ci koñ bi dara jaratul ñu koy dindi parce que ñun gëmoon nañ ni ñaari équipe yi bu ñu fi dellu si waatee tamit fañ nekkoon bu njëkk ci la ñuy dellu si waat wala lu ko raw te nañ ko xalaate woon sax noonu la amee waat mais comme li ñuy wax bëri nga ci mbartal puus mu dem puusul mu dem bi ñu demee ba xam ne nag ñun xale yi seen volonté ñun mënatuñ leen a téye on a dit que ni mais amul problème donc nañ ci teg loxo. ngeen def ko njabootu Kanaara. ma ngoog li xale yi bëgg rek ñu topp seen gannaaw. donc loolu moo am parce que problème bi mooy ñun même bu ñu bañoon aussi xale yi danañ taxawalaat équipe bi. donc moo tax aussi te comme ñun la ñu am aussi bi ñu demee ba xam ne ñun mënatuñu leen koo tere dañ cee ànd ak ñoom parce que li ko indi dafa am benn association boo xam ne xale yi ñoo ko formé au niveau de l'extérieur ànd kook seen ay grands frères ñu tuddee ko ASC BRAC ànd defar njàng donc association boobu day yëngatu ci lépp ci social mais comme la majorité sport bi nga leen mën a jaar pour am li nga bëgg moo tax gars yi indiwaat BRAC boole ci ASC voilà parce que mooy capté ñu bari voilà loolu mooy tax association bi mën a jóg loolu moo waral dellu si BRAC bi mais idée bi c'était mu nekk une association boo xam ne dafay yëngatu ci lépp te association boobu je pense que ni am na lu bari loo xam ne def na ko fi ci diggante bi ñu ko formé ak léegi bi nawetaan yi dikkee aussi ñu indiwaat équipe bi donc mu nekk une très grande rencontre képp koo xam ne doomu njàng la bu nekk ci adduna bi ak foo mënti nekk donc ñu retrouver au sein de cette association là donc ba équipe bi ñëwaat taxaw boo waxee ay xale yu nekk en extérieur ñoom ñoo leen forcé indiwaat équipe bi bon wax ay moodu loolu ñëpp da nga ko wax BRAC ni BRAC ay équipe moodu la et bi ngeen di ñëwaat nit ñi dégg que ni vous avez dépensé des millions et des millions ba bëggoon xam bu fekkee xam nga somme bi ngeen dépensé ak leeral ko nit ñi parce que nit ñi ngi naan ay centaines de millions ngeen dépensé. waaw sant yàlla dañuy sant. blouson bi nga sol dégg naa en extérieur ak fii yëpp ñu ngi ko doon jaay à 90 000 francs. sant yàlla. donc du ma weddi ni on a investi de l'argent te loolu kuñ ko waxul sax war nga ko mën a gëm ndax xam nga lu tax ñu mën ko gëm parce que une équipe boo xam ne yow gën nga fi 15 ans maanaam yow bi nga dikkee da ngay ñëwaat pour dundaat pour taxawaat donc da nga fay fekk zéro bu dee équipement il faut équipement yu bees bu dee ay joueurs il faut nga wuti waat ay joueurs imaginez 22 joueurs yu bees nga war leen a wuti war leen a démissionnaire war leen a jox xaalis ñu ñëw war a wut ay équipement te bi ñuy dellu aussi bi ñu fiy jógee BRAC bi ñu fiy jógee dafa am lu ñu ko xamee woon mooy que ni sol lu rafet donc bi ñuy dellu si waat aussi loolu mu nekkoon un défi gars yi ñun bu ñuy dellu si waat aussi il faut ñu indiwaat la fi newoon donc loolu moo waral vraiment bu ñu dellu si waatee les gens ont investi donc boo gisee maillot yi ñuy sol ak blouson yi ñuy sol nga xam ni gars yi def nañ ci xaalis donc qualité la ñu indiwaat qualité la ñu indiwaat donc ko ci daamine en extérieur donc defaree. waaw c'est extérieur et puis du dara moo tax ma wax ko mais pour vous dire que commande lañ def au niveau de Adidas lañ dem def commande directement def commande muy nekk équipement yi muy blouson yëpp commande lañ def au niveau de Adidas ñu génnee ko logo bi ñu defal ñu ko ci ASC BRAC donc vraiment côté boobu dañ ciy sant yàlla donc merci vraiment. mais mën nañ xam somme globale bi wala. non xam nga li ñuy wax man ñun je pense que ni ñun liñ ci def man pour man ça importe pas xam nga lan moo am solo. le fait que ñu dellu si waat xale yi di ko dund mag ñi di ko dund jigéen ñi di ko dund man je pense que ni loolu nit ñi namoon ca koñ ba donc ñu indiwaat ko je pense que ni loolu jar na milliard. te li koy firndeel mooy bi ñu ren jii bu ñu dikkee bu ñu fubalee ba ñëw. ni koñ bi di melaat ni mu xumbee mais yeeg ñëpp nekkaat ci moi je pense que ni loolu amul njëg donc on a investi de l'argent comme équipe yëpp nag. équipe yëpp investir nañu. mais yéen di ngeen ciy defee moom nu ma koy déggee. loolu dégg ko waaw kon baax na comme ni nga ko wax comme da nga ni nga koy dégg c'est bien. parce que déjà des fois li nit ñi di wax ak réalité bi dafay sore yoo. mais ma lay xamal rek ni la. équipe la boo xam ni comme équipe yëpp a yem. dañuy toog jamono yoo xam dañuy am jafe-jafe comme équipe comme toutes les ASC. mais c'est vrai comme ni équipe yëpp di dundee. noonu la ñuy dundee. non dañuy sant yàlla xam nga ndax lan dañuy sant yàlla. parce que xale yooyu ma la wax nii. xëy na am nañ ñoom benn àndandoo ak benn organisation boo xam ni tey
su ne gannaaw suba baraag war naa fubal xale yooyu bu ñu toogee seen biir waxtaan à travers l'association danañ génnee xaalis ñu préparer suñuy match donc ñu génnee xaalis ñu wut ay joueurs donc loolu la daal la ñuy def aussi ket la parce que membres yi ñoom ñooy cotiser seen xaalis. ket seen biir. waaw ket seen biir jox sa bopp la. waaw moo tax organisation la rek loolu c'est un modèle d'organisation boo xam ni dañ koy louer parce que bari na ñoo xam ni bokk nañ ci équipe te boo leen ca laajee duñ ca joxe. donc kon ñun dañuy sant yàlla ba nga xamee ni suñuy gone gëm nañ affaire bi bëgg nañ ko ba boo leen laajee ñu joxe. en tout cas li ma lay xamal daal mooy que ni baraag dellu si waat na ñuy sant yàlla aussi ci saison bi nga xam ni def nañ ko ren ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp. ngeen sant yàlla ci saison bi. ak li nga wax ni moom ngeen def ci investissement te ñu bari dañoo gis ni baraag demul fenn ren. malgré ñëwaat bi. coow li ñëpp foogoon baraag bu ñëwee day teg ci bëtam coupe départementale bi wala sax way laa sax mu jël coupe zone. pourtant loolu lañ teg suñu bët waaye nag xam nga boo fekkee ni doo jox sa bopp aussi lu la yàlla jox rek da ngay nangu li may wax préparé wu nañ sérieusement conditions yi mën naa ni bu conditions yi bu doon 100 mën naa ni les 95 on l'avait réuni lépp loo xam ni aussi day yaakaaroon nañ ni buñ ko defee dinañ mën a jël coupe def nañ ko mais nag yàlla moo dogalul donc génn nañ suñu poule dem nañ ba 8e de finale donc foofu la suñu parcours yam dañ koy sant yàlla nag di préparer waat nag pour déwén parce que ñëw nag jóge fi 15 ans ñëw première année nga dem jëli coupe ba kooku yaakaar naa ni ku yàlla dimbaliwul lool nag yombul parce que nag da nga fay fekk nag ñoo xam ni moom ay équipes yu mag lañu te xam nga ñun aussi suñ ñëw bi dafa ànd ak riir ànd ak coow ça veut dire que ni bëri sax ñëpp la préparer avant ngay ñëw ñëpp ñu préparer donc moo tax ñun amuñu match bu yomb boo gisee ni configuration bi poule boobu tëddee woon ngay xam ne match bu yomb amul ñu ni Baraak Jàmbaar Jokko Medina Salaam kon da ngay xam ni foofu amul woon lu yomb. yow ñu la ceinture rek nga wër. voilà te ñooñu ñëpp nag yàlla dafa def vraiment suñuy match ak ñoom di nekk kenn du nangu ku la gañe muy nekk match yu jafe mais vraiment ñun dañuy sant yàlla donc bu ñu yàlla dimbalee ñu dem ba 8e de finale nag vraiment. kan moo la éliminé dëkkandoo moo la éliminé je pense que ni vraiment loolu du gàcce quand même ci ñu ma yaakaar. oui ngeen ñëw bon seen rival bi gën a mag loolu laa mën a wax. ngeen bokkoon Jokkoo. ngeen génn moom mu des ak turba. yow nga génn nekkaat Baraak nga ñëw mu dóor la. waaw donc du ma ko tuddee rival parce que xëy na rival c'est trop dire xëy na am na loo xam ne ñun dañ koy bàyyi ak gone yi mais ñun ñi nga xam ne ñun ñooy mag am na kàddu yoo xam ni bëgguñu di ko utiliser. parce que dafa am loo xam ni mën nañ wax sa wujj la. waaw voilà suñu wujj la waaw d'accord ci sens boobu ok bu dee sens boobu moom d'accord naa bu dee parce que ñooñu comme ni ma koy waxee suñu. tubaab yi sax dañuy jékki-jékki di wax ennemi de toujours. voilà ennemi juré. voilà donc du sens ennemi boo xam boo leen. bu fekkee c'est pas péjoratif rek baax na waaw c'est sportivement. waaw su fekkee péjoratif du te rek baax na donc du ñu ay noon du ñu bañantewuñu dañoo bokk benn gox xëy na nawetaan moo tëdde noonu. te loolu nag mooy charme nawetaan les derby là mais ci kaw rek ñu yemale ko ci cadre sport ñu xam ni 90 minutes la dañ koy ñafe nag ba mu jeex tàkk kenn ku ne loo man da nga koy indi mais bu jeexee ñu xam ni jeex na donc mais malheureusement suñu rencontre yooyu dafa amoon yeneen yu ci laxasu yoo xam ni vraiment kenn rafetlu ko ay dëkkandoo yenn yi di dox seen diggante vraiment mu nekkoon jamono bu compliqué jamono bu jafe ma jàpp ne même bu fekkee ni mag ña fa nekkoon amuñu woon benn fulla bi amuñu woon benn taxawaay bi affaire bi mënoon naa gën a garaaw mënoon naa romb foofu mais malheureusement des deux côtés ñu am ay mag ñoo xam ni donc vraiment mag ñu baax lañu donc dox nañ ci liñ ci war a mën a dox xëy na nag lépp demewul niñ ko bëggee woon entre ñun ak ñoom mais yàlla def na ni jàmm daal mujj na am ci diggante bi kenn ku nekk nag dem wuti yàlla may na leen dañ koy d'accord ñu ñëw waaw may ma àggale ñu ñëw ñu gagné ñu sur le terrain 2-0 ñëpp yaakaar ni bu ñu demee koñ ba dañuy reyante on l'a géré donc ñun aussi yàlla may ñu am ay piste ñu porter leen réserve am ay piste yàlla def réserve bi baax ñu récupérer waat suñuy 3 points donc vraiment noonu la demee football nañu sur le terrain ils ont gagné waaw non d'accord nañu buñ sañoon dañ koy gagné ca terrain ba buñ sañoon ca terrain ba lañ koy gagné mais ren jii yàlla dogalul ñu gagné ko ca terrain ba donc dañuy ñaan yàlla bu ñu dajawaatee par pénalité waaw donc jëlaat nañ suñu 3 points par pénalité loolu nag ci nawetaan la bokk parce que nag am na loo xam ne aussi lu ñuy tere la soo ko defee ci nawetaan nag quand même suñ la jàppee donc il faut nga payer les pots cassés noonu la affaire bi demee. voilà léegi bi ngeen réservé Jokkoo mu jàpp coow amul
après dinañ ñëw ci coow amul bi dinaa ñëw feneen foo xamante ne si dem ngeen ci côté lu demee na ay instance CRP coow li daal di bari mais après seen kii boobu seen bi match bi jeexee comme ni nga ko waxee man je pense que ni police doon na fa intervenir dem fa ban toj fa bopp commissaire xaañante fa ay xeet et tout ça est-ce que ci début bi du foofu la échec amee comme ni ngay waxee ay dirigeants la yoo xamante ne si man nañ dirigeant est-ce que du woon avant match bi comme yéen bokkoon ngeen Malika ngeen dajawaat retrouvé waat yéen grand yi toog waxtaan soit daje ci koñ bi def ay genre sensibilisation est-ce que loolu waru leen ko woon def. waaw ma rétablir un peu aussi ma rétablir un peu la vérité parce que xam nga li may wax toujours nawetaan dafay ànd ak rumeur. ñoo ànd. gis nga jour bi match bi di am bi match bi jeexee dara xewul ca koñ ba ca suba ga lu fa am ca suba ga la fa xew te xam nga li mu indi affaire bi mooy ñoom ña gañe ñoo doon def caravane. bi ñu def caravane xëy na jaar nañ foo xam ne waruñu fa woon a jaar après am na ay échauffourées sànnante nañuy xeer mais commissaire toj boppam loolu amul l'information n'est pas fondée. Louga yëpp da nga ko wax. amul boppam toju fa. amul ba am na ay sites yu nekk ici de la place ñoom ñëpp bindoon nañu. amul nag. ok mais yéen xaañante yooyu n'est-ce pas dafa fekkoon braque mu nekkoon il paraît côté Màkka yooyu. non ñoom ñoo doon def caravane di dem Màkka. ñoom ñoo doon dem Màkka. ñoo doon def caravane dem Màkka mais damaa jàpp ne ñoom fañ dëkk par rapport ak ñun fi nu dëkk. mënoon nanoo génn dem Màkka te ñun duñ leen sax gis mais xam nga nawetaan aussi moom. ak ay bagages bi gën a bari ñu ne kaanam jaar ci voilà nawetaan ak ay bagages am noonu la affaire bi demee. mais commissaire boppam tojul am na nag ay échauffourées jàkkaarloo nanu sànnante nanuy xeer loolu la moom kenn mënu ko nier. loolu moom am na fa. ba vraiment même après sax am na ay arrestation yu ci am na ci sunuy boy yoo xam ni. waaw booy je ne sais pas 5. waaw 2 boy yoo xam ni jot nañ ci sax dem prison pendant quelques jours. mais lépp dellu si waat na à la normale bi ñu defee les jugements bàyyi nañ leen ñu delluwaat seen ay mbokk. ñuy wax ne ñuy ñaan nag loolu bu mu amati parce que loolu bokkul ci nawetaan charme nawetaan du xeex du tojantey bopp du rayante même bu ñu bokkee benn koñ bi mu nekk derby man dama jàpp ne dañ ko war a teg rek dans le cadre sportif. mais seetlul à chaque fois loolu fu muy amee rek xale yi ñoo ci loru mag ñi xëy na am nañ benn mentalité boo xam ni donc bu lu mu metti ñoom danañ ko mën a muñ mais xale yi moom am nañ seen naqar rek dañ koy bëgg a manifester sur le champ moo waraloon yooyu dérapage wax naa sànq ni la y a de grands dirigeants entre les deux ASC gis nga loolu bu amul woon ni ma ko waxee nii lu raw li amoon da nga ko gis mais travail bi ñu def xeebuñu ko ku fa dëkkul nag mënoo woon a comprendre affaire bi ni mu complexé mais les deux camps ñaari équipe yëpp def nañ foofu benn liggéey bu am solo ba mu amoindri woon vraiment mu wàññi woon vraiment les tensions mu wàññi woon ko gis nga loolu bu amul woon da nga gis lu kenn masta gis ci match de football ci nawetaan donc kon gars yi góorgóorlu nañ ci def nañ ci ay pexe ba loolu am xëy na li am mu néew mu bari kenn bëggu ko woon am na ay jaxasoo yu am on le nie pas mais nag gars yi def nañ ci nag ay defoon nañ ci ay pexe léegi maa la doon wax ni la sa cas yow ak Jokko bi nga ko réservé mu jàpp à votre faveur yéen waa BRAC boobu kenn déggul woon waa BRAC kaas kenn déggul woon coow lu jóge ci waa BRAC ñu demaat ba ci njëlbeen ngeen ñëw football ak dëkkandoo foog naa lan la huitième de finale waaw mu gagné leen ngeen def réserve affaire bi réserve bi jàppul ñëpp di dégg waa BRAC réseaux sociaux yi ngeen di photo PV yi di ci dugal di souligner ay mbir est-ce que yéen comme fële réserve woon ngeen mu jàpp ngeen toog coow leen est-ce que fi waroo leen woon noppi comme noonu ok donc bu fekkee mën naa lire entre les lignes damay wax ni sa waay ñun nous sommes sportifs nous sommes très fair play xëy na booba yàlla joxoon nañu ndam ci papier yi ñu jël ñu sant ko ci bii nii aussi ñàkk nañ ci papier ñàkk nañ ca terrain ba yàlla def ñu réserve bi ñu dikkee aussi ñu débuté ñu mais li indi coow li nag du dara wax naa ko tey ci suba dama koy waxaat bu fekkoon ne mbir mi dañ koo tranché rek jaar ko ci yoon yàlla xam ne ñun kenn duñu dégg. kon jaarul yoon. non dafa am lu ci jaarul yoon. ma bëgg nag ñu teewlu foofu ma expliquer ko une bonne fois pour toutes ñun biñ match bi jeexee dañoo def une réserve ci benn joueur dëkkandoo bu tudd El Hadj Habib Diop. El Hadj Habib Diop waaw. donc ñu visé woon les motifs moo doon fraude sur identité cumul de licence ak non de mission
on avait une information que ni El Hadj Habib Diop dafay football ASC Yili Taare bu zone 4 bu Dakar bi loolu amee ñu confirmer suñu réserve ñun bu ñu confirmer suñu réserve def li ñu war a def dañuy xaar nag la CQRP déplacé wu dem Dakar pour seet ñun li ñu leen wax am na wala amul CQRP bi ñu déplacé woo dem ORCAV bu Dakar pour wala jëli volet 2 preuve yi nga xam ne ñun moom lañ leen wax piste yi ñu leen jox bi ñu demee foofu malheureusement licence ba nga xam ni ñun moom lañ leen ni El Hadj Habib Diop mii di football dëkkandoo ñun jàpp nañ ni mi ngi football Yëli Taare bu zone 4 bu Dakar ak beneen non boobu doon Alassane Ayib Konaté donc bi ñu demee ORCAV de Dakar ñoom la ñu waroon a jëli mooy licence su Alassane Ayib Konaté bu Yëli Taare malheureusement ñu dem foofu au niveau des archives de l'ORCAV de Dakar fekk ñu fa licence Alassane Ayib Konaté. te bi mu fa doon football. jour Yëli Taare la ñu dem bordereau lañ fa fekk. moom ban année la fa doon football ren wala. ren ma ngi fay football. day football foofu di football. non déglul bu baax li ma wax. maanaam ñun jour bi ñu wax ne. tour bi ñu wax ñun El Hadj Ayib Konaté. Yëli Taare la qualifié. ñun information boobu la ñu am donc suñu demee foofa dañuy xool rek El Hadj Ayib Konaté dañuy xool rek bordereau Yëli Taare yi xool ba xam non boobu mi ngi ci su ci non boobu nekkee ci bordereau yi ça veut dire que ni licence am mi ngi foofu. dana fa war a nekk malheureusement ñu xool les licences El Hadj Ayib Konaté bu Yëli Taare boobu nekku fa. looloo indi coow li. gisoo leen licence kenn gisul licence ba fi ñuy waxanteeg yow nii volet 2 bi ñëwul. te gars yi am nañ bon kii PV lañ koy wax. PV bi ñu defar. bi ñu entré licence bi am PV non bordereau ba ma nga fa. bordereau ba ma nga fa mais gisuñu licence ba. léegi nag ñun bi ñu amee information boobu lañ ni nag tiens affaire bi y a quelque chose qui cloche là-dedans parce que ñun bi ñu defee la réserve ñu indi photo wu El Hadj Habib Diop jour dëkkandoo bi. ak Ayib Konaté bu Yëli Taare biñ confronté ñaari photo yi même ñun suñu équipe am na ñoo xam ne taxaw nañ daal ni non kii du moom kon xam nga ñun réserve bi génn jàppul kon ñun amuñ ci problème parce que déjà am nañu jàppoon ne ñaari joueurs la yu bokkul. mais li doon seen biir am nañu jàppoon ñaari joueurs la yu bokkul donc kon ñun bi ñu génnee ñu ni ñu bu fekkoon ne ñoom bañ demee indi woon nañ rek fekkoon nañ fa licence Konaté boobu. indi ko coow du am. mais malheureusement dañoo dem fekkuñu fa licence boobu léegi nag loolu mooy coow li léegi bañ ko fekkul comme yéen dem ngeen kay ba def seen consultation ba xam ne du moom mais c'est-à-dire nawetaan moo am yoon réserve su amee volet 2 la ñuy tranché mais malheureusement on a tranché avec le volet 1 ça veut dire que ni gisuñu fa volet 2 ba léegi kay li ñu war a posé mais texte yi moom dafa nangu que ni gisoo volet 2 rek da nga war a ñëwaat ci amul volet 1 amul te moom lañ def. moom la ñu def ci lañ basé wu. loolu la coow li. léegi nag ñoom ñu doon àtte waa secrétaire départemental. ñoom dañoo violé foofu texte bi. loolu lañ mën a wax. ñoom nag aussi xam naa ni lenn mooy seen problème li seen problème mooy le président de l'ONCAV nee nañ moom moo authentifié volet 1 bi ku xamul lan mooy authentifié mooy que ni. tey boo demee police di photo di légaliser sa carte d'identité xam nga da ngay yor original bi ak photocopie bi ñoom ñaar ngay boole soo demee ñu xool original bi xool photocopie bi ñu door laa légaliser daal ni photocopie certifiée conforme maanaam copie bi ak ñoo yem authentifié ko mais malheureusement volet 1 bi man damay am problème ci loolu bu ñu nee authentifié conforme xam nga ndax lan parce que bordereau amul photo bordereau bi ànd ak licence bi bu ñu koy déposé amul photo. numéro licence bee ciy nekk turu jour bi date de naissance am ak numéro carte d'identité léegi volet 1 bi pour ñu authentifier conforme man dama jàpp ne kay volet 2 ba ak 3 ba ak 4 ba lañ waroon a méngale. parce que licence dans les normes. 4 volets la 4 benn bi day nekk. 4 volets léegi titulaire bi mooy volet 1 bi. mooy bi jour bi di footballé mooy ne ci équipe bi. ci ASC bi ci ASC bi. volet 2 bi dafa war a dem ORCAV. volet 3 bi dem. ORCAV lay dem volet 2 ORCAV lay dem. volet 3 bi dem ONCAV niveau national. volet 4 bi fédération sénégalaise de football. mais problème bi mooy volet yooyu du dem
dañuy boole volet 2 volet 3 volet 4 yëpp archivé ko au niveau de l'ORCAV. ñeneen ñi duñ jot seen bos ay ñeneen fédération ñoom. non loolu kay bu ñu ko jotoon kon duñu am problème bi. kon di ngeen ñëwaat foofu dem jëli boobu. waaw bu fekkoon ne loolu amoon na buñ gisul licence ORCAV bi rek da ngay rabattre ci ONCAV mu jox la volet nga liggéey mais looloo amul loolu moo amul léegi nag ñun li ñu doon yuuxu c'est pas que dañuy yuuxu ne jour bi moom la yuuxuwuñ ci loolu dañu ne li am moo warta mën a ne li am moo warta mën a ne ñu war a jóg dem di wuti seeti ay licence ñu naan nekkul ci archive yi bordereau bi di fa nekk te licence bi nekku fa. est-ce que réeru. waaw réer boobu moo warta mën a ne. yéen bi ngeen demee lu leen waaj wax. non du ñun ñoo demoon mais CQRP départemental ñoom ñooy demoon wuti preuve man aussi ci samay relation man j'ai appelé man woo naa ñi nga xamoon ni ñoo ne ci secrétariat ORCAV bi man am na ku ma ci jot xam nga bi ma ko joree lan la ma wax bi ma ko ne mais sa waay bordereau nan la fi mën a nekk te ay licence nekku fi su fa nekkul kay dañ ko faa jëlee mu ni ma est-ce que duggoon na fi bay génn. est-ce que duggoon na fi bay génn. voilà c'est ça loolu la ma wax ni ma est-ce que licence bi duggoon na fi bay génn. mais kuy yor fichier di gérer ay mbir yow est-ce que war na ñëw laaj la ci li ngay gérer dara nga naan est-ce que. waaw léegi nag la ko fa jëlee nag yow xamoo ko man xawma ko keneen xamu ko li ñu xam daal mooy que ni dafa waroon a nekk mais nekku fa dafa waroon a nekk mais nekku fa lan moo ko fa jëlee xamuñu. mais loolu moom bu amul yéen est-ce que yéen di ngeen mën a def appel. léegi nag loolu ba mu amul ñoom li ñu def rek mooy que ni volet 1 ba maanaam volet ba nga xam ni moom la joueur bi di footballé ci équipe ba moom lañ ni waa équipe ba indil leen ñu volet 1 bi yaa ngi dégg li ma wax. maa ngi dégg bu baax. léegi volet 1 boobu imaginer équipe ba su fekkoon ne ñoom defoon nañ ca leneen lu jaarul yoon bala ñoo indi licence ba danañ ko faxas ba mu seet wecc la ca awul yoon yëpp danañ ko dindi loolu mooy doon ñun suñu crainte loolu rek la ñu wax ñun mais ba léegi kenn déggagul ñu ne waa Barak contesté nañu li verdict bi li gars yi maanaam procédure bi ni ñu ko doxale loolu moo ci doon suñu problème bu fekkee ni yow rappelé nga 2 ans ci gannaaw bi fi GIA demee phase nationale à Dakar ñu gagné ko demi-finale même cas bi moo posé woon GIA dafa réserve benn jour yor volet 1 bi ñu dem Diourbel bi ñu demee Diourbel ñu fekk fa bordereau ba fekk ñu fa licence ba donc nawetaan booba lañ waroon a xam ni am na lu ne ci biir loo xam ne war nañ koo saafara. comme la mooy li ma wax parce que dama bëggoon ni c'est pas une première. phase nationale yi GIA demoon à Dakar. ñu gagné ko demi-finale moo Farba. ñoom réserve nañu Farba benn jour bu doon football Diourbel. mais loolu moo doon alerte bi quoi. loolu moo doon alerte bi loolu laa bëgg a wax. bu waroon ci teel jóg. voilà moment boobu lañ waroon a xam ni nag y a quelque chose qui se passe dans nos archives. y a quelque chose qui se passe dans nos archives booba nag la ci ONCAV waroon a wax mais malheureusement booba lañ def mooy que ni gisuñu licence ba ñu perte loo GIA. parce que preuve amul décision bu ci topp. amul léegi nag ñun li ñu wax mooy. avant ñu doon xëntewu di indi volet 1 boobu li ñu waroon a def mooy que ni sommet waa ORCAV bu Dakar ñu génnee la licence wala bu ñu ko génnee li ñu wax lan moo fa jëlee licence bi ça veut dire que ni sanction dafa waroon a tombe voilà sanction dafa waroon a tombe sanction tombewul ñu ni léegi daal pour régler affaire bi daal nañ dem jëli volet 1 ba nga xam ne moo nekk ca waa équipe ba moom lañ indi ñu ni moom lañ authentifié ci loolu la ñu liggéey ñun loolu la ñu rafetlu waaw ñun loolu la ñu rafetluwul mais ba léegi déggoo ñu ne jour bi moom la wala du moom lettre appel bi man maa ko bind sama loxo ku lire lettre appel ba mënoo caa gis mënoo gis ma décrier ci verdict bi man ni maanaam léegi jour bi ñoom jour bi moom la waxuma ca loolu la ma ca décrier yépp mooy le fait que licence bi nekkuñu fa donc waruñu woon a trancher ak volet 1. donc loolu moom moo nekkoon seen problème. ñun loolu moo doon suñu problème te loolu combat la boo xam ni ñun suñu ko yuuxoo dañ ko yuuxul équipe yépp parce que nag loolu li muy wane mooy que ni kenn nekkatul en sécurité da ngay réserve équipe mu njëkk la foofa mu dem ñu faxas. kon yow da ngaa jàpp ni licence bi sa xel da nga koo faxas. dañoo faxas ah leneen lan lañ ko mën a tudde mais mënut a réer wala ñu fàtte ko. mais lan moo tax boobu rek réer. mais sama xel rek mënut a réer mais yow daal yow sa xel. waaw man daal loolu laa jàpp man daal pour man licence ba daal néew fa te licence ba dafa waroon a ne. voilà. waaw donc waaw ak même bu weesoo yéen seen cas. li nga wax nii bon lu jar a bàyyi xel la loo xamante ni si lu jubadi la. parce que kayit boo xamante ni si ay équipe da nga koy soxla di ko jël si. na ngaa war a fexe ba mu nekk fa.
malgré nag mën na lu nekk. delloo rek lañ wax licence bi dem yoonam. ñun delloo licence moom du dox. waaw donc lu mu war a lijjanti la donc ba ku ñëwati di seen licence fekk ko fa. fekk ko fa ñun loolu rek moo doon suñu combat. ak yeneen cas yoo xamante ne si day bari coow. waaw yenn saa yi réserve bi day yàgg nga dégg ni diw joxe nañ fii xaalis. voilà dugg nañ fii génn nañ fii. grand yow léegi yow xam nga yow nekkoon nga ci biir. yow en tant que yow nan nga gisee affaire yi. voilà tey bu fekkoon am na ay proposition yooyu def ODCAV ou bien même ORCAV wala sax CRP lan lay nekk. voilà man je pense que ni comme ni nga ko waxee xëy na kaawu baraag bi benn la woon rek ci ay cas yu bari parce que fi mu toll nii nawetaan Louga taxaw na te lan moo ko téye ay cas de réserve CRP départemental tranché ne wax na lii ñu def appel ñu dem ORCAV teggi loola fi mu toll defaat nañ saisine dem nañ ODCAV demaat nañ ONCAV au niveau de Dakar. dernière instance. ñuy xaar ba léegi ñuy xaar. léegi yow loolu noo ko jàppee. fii waaw mu àttee. waaw ñu la àttewaat joxe leen. voilà léegi foofu ma expliquer ko mu leer une bonne fois pour toutes xam nga ci suñu règlement ñun nawetaan dafa am lu ñuy wax caducité licence ñu ni licence bi bu ñu nee licence bi caduc na rek dafa fekk ñaar yi moo am licence durée de vie am 4 ans la 4 ans yi mat ñu ni licence bi caduc na. même bu fa jour ba continuer di nekk. xaaral ba dinaa ci ñëwaat. ok maanaam licence bi bu ñu ko defaree par exemple en 2015 day valable 2016 2017 2018 2019 maanaam bu 2019 matee nag muy 4 ans donc licence bi jeex na tey jii bu fekkee da ngaa nekkaat ci même équipe bi suñ la bëggee defaraat boo fa bëggee fubalaat dañ lay defaraatal beneen licence bu bees comprendre nga beneen bi ñu ni bu fekkee licence bi dafa toog benn at. fubal naa ci tey en 2017 2018 fubaluma ci kenn renouvelé wul licence bi donc dans ce cas dañ ne licence boobu aussi caduc na maanaam toog na benn année boo xam ne kenn renouvelé wu ko. ku ci réserve. ci laay ñëw. léegi bi loolu amee en 2017 ñu génnee ONCAV génnee benn circulaire daal ni maintenant caducité licence amatul maanaam ñaari cas yooyu ma wax licence bi 4 ans yi mat na. mais bu fekkee ni bi 4 ans yi matee ba léegi dafa nekk ci biir archive yi licence boobu day servir de preuve su fekkee licence bi dafa toog une année boo xam ne kenn renouvelé wu ko ba léegi mu nekk ci biir archive yi kenn génneewu ko kenn annulé wu ko dafay servir de preuve comprendre ok waaw. comprendre nga li ma wax. mi ngi leer. léegi nag première instance ñoom bi li tax ñoom ñu première instance bi ñu tranché ñu jox gain de cause jëwrin affaire bi noonu la dem parce que ñoom circulaire bi dañ ni circulaire bi moom li mu wax leer na kii amatul caducité licence amatul donc ñoom ci loolu lañ basé wu pour perte loo woon archive comprendre nga léegi bi ñu demee au niveau de l'ORCAV ñuy interjeté appel bi ñu demee li changé verdict bi mooy ORCAV ñoom dañoo wax ni rétroactivité mënta am waaw maanaam comme affaire bi 2017 la circulaire bi génn licence yi nga xam ni yëpp dañoo catégorie avant 2017 licence yooyu bokkuñu ci. seen yoon ñëw ci ñoom looloo tax ñoom ñu kase verdict bi daal di delloowaat archière yi 3 points. j'espère que li ma wax leer na. leer na voilà donc loolu moo indi ñaari affaire yi. ñee ñoom jàpp nañ ni ak circulaire bi caducité licence amatul. biñ ñëwee à l'ORCAV ni waaw. licence yi nga xam ni moom dañoo catégorie avant circulaire bi di génn licence yooyu bokkuñ ci loolu moo indi ñaari kii léegi bi loolu amee léegi nag ONCAV la ñuy déglu comme ONCAV moom mooy nday aussi loolu la yooyu la loolu la c'est la même chose mooy boo seetloo mooy cas bi fi amoon daaw entre jamono penc mais daaw bu affaire bi di fekkoon leeroon na daaw problème mu ren bii du posé wu mais nawetaan bu affaire bi teewee ci tàng-tàng bi daal nañ ko gérer mais bu jàllee jàll est-ce que loi bi ci boppam duñ ko bindee ci circulaire bi moom moo desee leer ou bien ñi nga xam ñoom ñoo nekk ñooy interprété di àtte di interprété foofu waaw ñu bari li ñu wax mooy circulaire bi moom moo waroon a leeral daal ni nag maintenant moo waroon a leeral est-ce que yi jiitu 2017 daf ciy bokk wala du ci bokk ñu bari loolu la ñu wax ne circulaire bi moo desee leer ñu bari loolu la ñu wax donc interprétation rek la nit ñi di demee waaw wax naa ko sax ma ni mais loolu même constitution Sénégal loolu am na ci ñaari mandat Ablaye Wade yi te mi ngi bëgg am ci ñettee ci mandat Macky Sall bi loolu rek la loolu la interprétation la ñi mu arrangé
ok ñim arrangé wul aussi wax la jàpp leneen wax leneen loolu rek la ku nekk li la arrangé rek ngay wax. loolu rek mooy gisee mooy doxunu CRP départemental bu Louga. waaw donc man ni ma ko gisee mooy que ni comme ni ma ko waxee sànq man dama caa bokkoon ña ca nekk ma xam leen individuellement ñi ko composé des fois da ngay dégg ay wax yoo xam ni vraiment yow sa xol bi daf ciy metti naan non ñii xaalis lañ gëm dañu leen di jënd ku xam CRP ni muy doxe nga xam ni képp membre CRP bu jéem a jël xaalis yaa ngi exposé sa bopp xam nga ndax lan coow da lay topp parce que du da ngay tëju sa néeg rek bind li la neex d'abord ay rapport ci ngay liggéey ay preuve lañ lay indil yow boo dee àtte dañu la yow lii mooy suñu RG mooy lii bu doon kii dañ naan ñun lii mooy suñu bible wala ñun lii mooy suñu alxuraan suñu constitution voilà donc kon yow loolu mënoo àtte lu weesu lu newul ci biir këyit woowu donc bu fekkee nag dangaa jël xaalisu jàmbur la këyit woo wax nga ni man dama koy jalgati bu def la ma neex loolu xel mënu ko sax nangu xëy na ci yeneen niveau du ma wax ni loolu mënu faa am mais ci li ñuy àtte ci CRP de CRP jàppal ni nag 5 personnes lañu 5 lañu juróomi nit lañu te kenn ku ci nekk boo dikkee yow li nga xalaat rek nga fay défendre même CRP mën nañoo ñëw nekk lan moo tax ñu koy def muy tool parce que des fois ñu ñëw ay divergence de point de vue am. ku ne ni lii kii ni lii. voilà léegi dañuy xool. voilà parti bi nga xam moom moo ëpp nombre. c'est ça bu ñu demee nag ba affaire bi kii donc du ñàkk ñu ne léegi daal nii la léegi nag majorité bi lii la wax bu fekkee ni méngoo naa ak li texte bi wax baax na bu fekkee méngoowul ak li texte bi wax équipe ba équipe plaignante ba defaat appel bu demee. ci ñeneen est-ce que contexte yi amul erreur. non texte parce que ba ay ñiy àtte di am ñoom seen bopp ay divergence. xam nga problème interprétation la xam nga ni dañuy wax ni toujours article texte boo gis day am esprit ak lettre donc kenn ku ci nekk rek ak ni nga ko comprendre bu fekkoon ne affaire bi da nga koy lire rek daal di interpréter ñëpp même sens bi kon suñ constitution bi du am problème ak suñu mandat yi donc juumte mën na am mais man dama jàpp ne gars yi bu ñu juumee rek c'est de bonne foi mais li gars yi di wax naan ay dañu leen di jox xaalis ak dañu leen di ger man gëw ma loolu. non man gëw ma loolu. ay 500 par 5 ponkal nga ne seen jox naa leen 700 000. mais grand lay. non loolu mënut a nekk mënu la ne. ki nga xam ne moom ay preuve nga koy indil. preuve nga ko indil rek moom ca lay basé wu pour liggéey xëy na yooyu gars yi di wax mën na am ci beneen niveau kon li ma wax sànq maa ngi dem wuti preuve ka ma war a jox preuve foofu lu ne mën na faa xew. ci diggante bi waaw mais nag bu affaire yi xasee ba ñëw nag ba teg ko ci taabal bi ñu ni CRP bi kat moo war a liggéey foofu man yaakaar naa ni gars yi lu nekk ci texte yi mënuñu ko àtte. yaakaaroo donc voilà ñu def leneen lu dul liñ tiim muy texte yi mën nañu juum nag te parce que nit mooy juum mais ger moom dañ leen a ger moo tax ñu génnee biir verdict man mënuma gëm loolu. loolu amul non. ok grand Ousmane léegi Brac déwén ci lan lañ koy xaar. waaw ñun de ci liñ ñuy xaar déjà commencé nañ préparer wu pour déwén jour ba ñu dëkkandoo gagné bañ xëyee lañ def mooy sargal suñuy supporters sargal suñuy dirigeants sargal suñuy joueurs yeb leen donc jox leen seeni paas ak seeni kii ñu dem ñibbi. tàggatoo ñu préparer waat pour déwén ñun moom fi ma lay waxee nii ñu ngi préparer waat pour déwén parce que li may wax mooy ñun. nëbbatuwuñ ci dañoo bëgg a ñëw hiérarchie bi ci boppam moom la ñu bëgg a jaxase dañoo bëgg ñëw bokk ci équipe yi muy mag yi comme nañ ci bokkee woon équipe bu dem ba jël phase nationale dootu équipe bu ndaw quand même xëy na nag gëj nañ fi bu ñu dikkaatee du yomb pour ñu jëlaat suñu place mais ci loolu nag la ñuy liggéey bëgg nañ déwén bu ñu dikkee ren huitième de finale lañ yemoon bëgg nañ déwén bu ñu ñëwee ñu jël coupe bi wala bu ñu jëlul coupe bi ñu dem finale wala demi finale. waaw incha allah yàlla mën na lépp. voilà waaw te Brac moom équipe bu mag la comme ni ko ñëpp xamee. donc grand kontaan nañ trop tey ci seet si bi la seet si bon dalal nga ñu waaw accueillir à bras ouverts donc ñu kontaan ci trop am aussi tamit plaisir lu dalaloon la fii parce que li nga wax lépp ku ko dégg dafay xam te si nit kiy wax donc moom ci li mu xam ci lay wax. donc ñu la ciy remercier donc di la sant. vraiment ñun ñoo lay remercier parce que vraiment je vois que ni ku disponible nga aussi yow donc rafetlu nañ aussi laaj yi aussi ku dégg ni ngay laaj yi aussi xam ni vraiment li ngay def xam nga ko te mën nga ko donc ñu lay ñaanal yàlla rek yow li nga ci bëgg yàlla na la ci yàlla defal lu kawe sa njort
donc bala may tëj rek ma sant ak gërëm waa BRAC parce que saison ren bi yombul woon saison bu jafe la woon donc loo xam ne yow gëj nga ci pendant 15 ans donc ñu ñëw gëm ni ñun ñii kat dañoo war a gagné ñëpp jël ko yàlla def loolu amul biñ ñu gagné vraiment ma gis nit ñu dal nit ñu gëm yàlla ñëpp lu ñu wax mooy ñun kontaan nañu parce que ñun dañoo ñëwoon rek pour participer yàlla def dem nañ ba 8e de finale donc dañuy sant yàlla xëy na ku xamul nawetaan rek yow yaay yaakaar ni xaalis ku am xaalis rek ku yaa koy gagné loolu ku xamul nawetaan rek yow yaay jàpp loolu man ngaa yor lu baree mat sax doo ko gagné donc lu ñuy mën a def aussi yàlla mi ngi ci ndogalu yàllaa ngi ci donc ñuy sant góor jigéen mag ndaw ñi nga xam ne ñëpp jàpp nañ ci affaire bi jàpp nañ ci saison bi ba ni ñu yàlla dimbalee fi ñu yàlla yemale ñu yem fa donc ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jox rendez-vous ñëpp 2020 incha allah BRAC ca kanam.